siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. damay commencer d'abord ci Macky Sall tournée Macky Sall bi képp ku jàpp yaakaar képp ku jàpp wala nga yaakaar ni Macky Sall dafa day bàyyi pouvoir bi que Macky Sall dafa bëgg joxe day joxe pouvoir bi que Macky Sall bëggul am 3e mandat nekkul ci loolu ku ko yaakaar waxuma muusoo de mais dama da nga dof da ngeen yaakaar ne da ko neex rek Macky Sall dem di inaugurer hôpital bu pareegul quoi jaar ci tali yu baaxul pour dem inaugurer hôpital yu pareegul maanaam jaar ci tali yu baaxul dem pour inaugurer hôpital yu pareegul c'est-à-dire Macky Sall c'est un menteur quoi dañu ko à chaque fois te daf ko booleeg ñàkk jom xam nga nit sax mën ngay nekk koo xam ni doo wax ko tu dëgg mais après ngay rus quoi am tuuti kersa am tuuti gàcce Macky Sall amul gàcce amul jom ba pare c'est un grand menteur. léegi nag dama bëgg Sénégalais yi xam benn affaire boo xam ne message bi ma bëgg lancer Sénégal ngeen xam ko quoi lii muy def nii yëpp daf ñu bëgg a divertir loolu ci dafa bëgg dindi xelu nit ñi ci maanaam importance maanaam actualité ci li am na njëriñ Sénégalais yi ci loolu lay bëgg dindi Sénégalais yi parce que li nekk ci kanamam du ko tiital. léegi nag man dama bëgg ngeen xam benn affaire message dama koy lancer peut-être mënu ma ko wax la gendarmerie parce que ñoom ils sont obligés de topp Macky Sall mais mënuñ si dara mais maa ngi koy wax journalistes yi nga xam ñun xam nañ presque la majorité la quasi totalité daanaka xaalis dugg na fa yëg nañ ko même chroniqueurs yi léegi sax dañ leen jox ay 2 millions 3 millions loolu yëg nañ ko quoi malheureusement mooy li may wax à chaque fois Sénégalais yi nga xam dañoo xaj ci poche. Macky Sall na ko ñëpp jàpp li may wax nii nag lu leer la te dëgg bu wér la Macky Sall dafa commencé waat def mystique am yooyu noonu. tournée bi di ngeen gis dina defaat feneen fu mu demaat dafa commencé waat di wëraat Dakar di wëraat Sénégal dem ci 4 coins sénégalais pour defaat mystique am yooyu nga xamante ni moom mooy téye à chaque fois sénégalais du ñu mën a manifester wu. commencé waat na encore jëlaat ay nit ñu nekkaat ci réseaux sociaux yi pour di saaga sama genre yeeg genre ñoom Guy Marius Sagna yeeg ñoom Pape Alé Niang ñun ñi nga xamante ni ay ñoom Assane Diouf ak képp kuy xeex Clédor Sène ñëpp ñi nga xam ñi ngi xeex di communiquer di éveiller conscience yi ci ñoom li ñu nekk ci dëkkam mystique am yooyu nag muy def noonu ci mystique am yooyu la nekk commencé waat na ko képp kuy topp Macky Sall yaa ngi ci danger gendarmerie mënu ma si dara mën na leen wax bañ toog mais ma wax ko journalistes yi nga xam ne ñoom seen patron yi nga xam ne ñoo encaissé xaalis di leen toppaloo Macky Sall ñoom seen patron yi duñ nekk ci terrain bi ñoom ñoo nekk ci terrain bi nañ tey bu baax parce que képp kuy ànd ak Macky Sall yaa ngi ci danger parce que mystique bu mu def mystique bi day këpp waat ci kawam loolu dafa toj la te xamu ko loolu man maa leen ko wax ngeen noté ko bu baax tournée bi muy def noonu di dem di jaar ci tali yu baaxul dem di inaugurer hôpital yu pareegul dina defaat yeneen tournée feneen dina dem ci 4 coins Sénégal dem ci 4 coins réew mi yëpp fu nekk dina fa dem dina dem fépp parce que day mystique dafa commencé waat mystique waaw parce que dafa gëm ni day toog ci pouvoir dafa gëm ni day gérer réew mi dem ba foofu di wax waxi élection waxu élection ak tournée bi li am njariñ mooy lan ñu wax ci fichier électoral bi élection yoo xam ni fichier électoral bi respecté wuñ ko defaruñ ko tegaat ko ci yoon amul njariñ benn loolu laa bëggoon wax ci Macky Sall quoi kon képp kuy topp Macky Sall na nga tey nga xam ne yaa ngi sacrifier sa bakkan yaa ngi sacrifier sa àdduna parce que moom pour moom mystique moo ko fii téyewaat te ci loolu nekkaat ngeen baal ma jàll ci loolu ma ñëw si beneen bi nga xam ne mooy pétition yi bon pétition balaa ma naan pétition yi sax damay wax si épreuve yi nga xam ne mooy anglais bi ñuy wax ne les examens yi nga xam moo amoon fële ci école bi nekk Rufisque par rapport ak épreuve yi nga xam moo fa dugg ba gars yi wax ko épreuve yi ñëpp gis nañ ko gis naa sax yenn journalistes yenn journaux yi réelé ko waat kiiwaat ko xam nga mais dafa am lu am solo lu am ci loolu mooy lan lañ si war a def ñun lan moo tax ñu indil ñu ay booy jinne yi nii ne dafa évadé quoi ñun ñu dugg kaso xam nañu évadé kaso yombul wane benn buum bu mu takk noonu jaar ci kii bi ñëw taxaw ay télé di ko interview mu toog ku évadé quoi dafa évadé ñu ne dafa évadé quoi donc léegi dafa am loo xam ni évadé na ñu teg ko si télé bi muy wax yooyu yëpp pour xam nga ñun dofuñu quoi léegi dama bëgg pour sénégalais yi xam ni dafa am ay noms yu may cité Guy Marius Sagna keroog manifestation homosexualité yi waa FRAPP ñu ngi fa woon moom mi ngi woon Diourbel mi ngi woon fële nu mu tudd mi ngi woon Casamance mais waa FRAPP ñi ngi fa woon ñoom Bentaleb ñëpp a ngi fa woon mais pétition yi ñu doon dox commencé woon ko di ko dox dañ koy jëlaat tegaat ko ci yoon yeggaliwaat li nga xam ne mooy tax ba Macky Sall amul jàmm tax mu bëgg a jóg ku def dara ba ñëpp bàyyi ko ñu ñuy tànqal ak avion wu Macky Sall ak bateau bu mu jënd ak Macky Sall yàgg naa def ay toj-toj ak ay njombe mënuñu fuñ toll di répété Macky Sall jënd na oto jënd na avion jënd na kii chaque année saa bëgg a yëngal nit ñi yëngal yenn journalistes yi jox nañ tuuti xaalis ñu bàyyi débat essentiel bi nekk ci ay Macky Sall jënd na oto jënd na lii jënd na lee Macky Sall mi ngi yàq boobu léegi ci yàq la dëkk respecté wul Sénégalais yi ci loolu la nekk kon débat bi nekkul loolu débat bi mooy lan nañ jël pétition bi yeggaliwaat suñuy pétition yi bi ñu koy jëlee ñu delluwaat ko ñu dem képp ku am influence képp ko xam da nga influence ci réew mi fii di wax ay ñetti nit di la déglu
Guy Marius Sagna ñu dem seeti ko jox ko pétition bi mu signé ko Ahmed Aïdara ñu dem seeti ko jox ko pétition bi mu signé ko Pape Alé Niang ñu dem seeti ko jox ko pétition bi mu signé ko Bougane Gueye Dany ba léegi gisuñu ko ci affaire yi mu jox ko pétition bi mu signé ko ak kan ñu dem seeti Babacar Diagne xaw ma Sénéra jox ko pétition bi mu signé ko ñu xoolaat yeneen nit yoo xam dañu leen jox pétition bi ñu signé ko def ko ay live direct ñu wan ñoom askanu Sénégal ne ñoom signé nañu pétition bi bu ñu paree ci loolu ñu dem ci école bi nga xam ne moo dem prof bi nga xamante ni moo joxe épreuve yi ba ñoom ba ñu fexe ba épreuve yooyu dugg ci xale yi di wax waxu góor jigéen ñu def fa sitting taxaw fa wax leen ni loolu bu mu amati fexe bay kooku moom na bàyyi njàngale bi moom Sénégal léegi nag maa ngi lancé appel à waa nitu dëgg Rufisque am na ay membres éléments ñoom Cheikh Tidiane ñoom Boy Mineur xam nga ñoom Mineur ñoom Fallou ñoom ñëpp maa leen di woo ñun nitu dëgg ñu ànd ak ñoom dem taxaw ci buntu école boobu buntu école bi nga xam ne fa lañ defee joxe épreuve yooyu prof boobu noonu xam ne ñun dañoo ñëw uniquement pour moom ñu jàkkaarloog moom wax ko noonu dootul jàngale ci école boobu noonu ak képp koo xam da ngay jàppale góor jigéen ñi c'est-à-dire affaire waratul nekk rek ci ñu toog di wax taxaw manifester déedéet bépp association wala képp koo xam ne défenseur droit de l'homme nga buy défendre ay góor jigéen wala képp koo xam ne ñama woo si wax ñu wax loola si buux la def la dos au mur nga wax képp koo xamante da nga ñëw taxaw ne da nga bëgg di wax ak askan wi am loo bëgg am Sénégal am cër bu ñu la fa jox wala ndombal tànk wala responsabilité ci réew mi nga taxaw wax ñu carrément la muy sa gis-gis par rapport ak homosexuels yi léegi nag prof boobu noonu waratul jàngale fii te ñun incha allah rek bu ñu paree ci affaire yu Diourbel yi ak affaire yu détenu yi fa la ñuy jubali foofu lañ jëm fa la ñuy jubali ca école ba taxaw fa prof boobu noonu dina génn bàyyi jàngale bi parce que moom moo ko tey ñeneen ñoo ko yoole mais moom yoolewul boppam te ñoom fexe nañ ba épreuve yi jàll seen message jàll na xale yi comprendre nañ expliqué nañ leen texte boo ko liiree dañuy gis ne dafay indiqué xale yi pour ñu xam lan lañu góor mën nga nekk góor jigéen fexe say parents comprendre ko fexe ba parents yi comprendre ni xale yi mën a nekk góor jigéen bu ñu ragal lu mën a nekk la donc loolu aussi lu am solo la lu yoo xam dañu war a dem lijjanti ji ko foofu beneen bi mooy ma dellu si ci à part pétition bi mu ñu ñëw si Diourbel bi Diourbel dañ fa dem parce que dafa am waa Pastef Diourbel dañoo njëkk dugal déclaration bu ñu dugalee déclaration ñu dem dugal ko préfet ne il faut 3 jours francs ñoom ñu juum dugal ko bu ñu ko dugalee mu manqué 2 jours benn samedi jàll ñu dugalaat beneen encore mu manqué waat 2 jours mu manqué la benn jour xaw ma ci 3 jours francs yi préfet bañ ko maanaam dañoo dugal benn déclaration bu njëkk préfet bañ ko ñu dugalaat beneen déclaration préfet bañaat ko préfet bi bañaat ko léegi nag ñuy dugalaat beneen moo taxoon ñu dem bi ñu dugalaat beneen noonu ñun dañuy demoon bi ñu mujjee dugal si lañ demoon def manifestation ma ni gars yi Ndongo Diop Fallou Gueye Cheikh Gueye Ndongo Diop Fallou Gueye Cheikh Gueye ak Moussa Gueye ñu ngi si kaso boobu léegi ñu arrêté leen 24 lañ ci jàppoon 24 lañ ci jàppoon bàyyi nañ ñëpp ba mu des ñeent lu tax ñu bàyyi ñeent ñi si kaso bi parce que Macky Sall mu bëgg gëmloo askanu Sénégal ne leen gëmloo jeunesse bi ne leen boo leen toppee ñii di wax boo leen toppee ñii di wax ba dugg si kaso bi di ngeen ko rëccu boo leen toppee ñii di wax ñeen wax génne leen ci mbedd bi ba dugg ci kaso bi yéenay dee ci kaso bi mais ñoom duñ ci def dara te loolu c'est archi faux léegi nag ñun suñu devoir la ñun parce que ñun kat ñoo toogoon ci média bi toog ci internet bi di wax ba xale yëpp génn fekk si ñu kon ñun suñu devoir la ñun man de sama bàmmeel laay waxee suñu devoir la ñun en tant que citoyen sénégalais en tant que nit yu gëm yàlla ñu taxaw xale yi ñu tëj ci kaso bi seen jàng di yàqu ñu fexe ba xale yi génn kaso bi Ndongo Diop dafa am jabar ami doom enseignant la bu yàggee ci kaso bi liggéeyam day yàqu fekk Fallou Gueye xam ma Cheikh Gueye xam ma Fallou Gueye kenn ci ñoom xale bu ndaw la basketteur la yaayam fa laa ko fekk muy wax bay jooy yaayu Ndongo Diop fa laa ko fekk muy wax bay jooy Ndongo Diop jabaram mi ngi nàmpal xale bu ndaw kon te dafa génnoon pour Sénégal kon ñun waruñu koo seetaan léegi nag waa Diourbel Pastef Diourbel ñoom def nañ lu ñu mën tey jii la ñuy dugal déclaration bi dañuy dugal beneen déclaration pour une manifestation pacifique à Diourbel bu ñu ko dugalee Diourbel ñun ñëpp samedi incha allahu rabi dañuy mobiliser une mobilisation forte coalition le peuple dinañ def conférence de presse soit mercredi jeudi wala vendredi dañ def conférence de presse sûrement jeudi bon war nañ dajee suba ñun ñëpp réunion ñuy woo mooy woo tous les activistes di woo ñëpp ñu fekk si ñu ci réunion bi pour ñu ànd yeggali combat bi nga xam mooy indi la libération de ces 4 jeunes là qui ont été arrêtés nga xam ni jàpp bi ñu leen jàpp ay prise ay otages lañ sax laay wax la leen Macky Sall jàpp ba bëgguñu fenloo ñun dañu bëgg fenloo ñun fenloo ñu mooy ne maanaam li ngeen doon wax ak li ngeen doon wax xale yi ñoom ñu ngi si ba tey que ñoom Macky Sall li mu promettroon askan wi daf ci bokkoon libéré détenu yëpp mais dafa am ñu mu téye foofu pour décourager ñeneen ñi la preuve dañuy gis nit ñi léegi ñu ngi commencé di rasu ndànk-ndànk rasu boobu nit ñi di rasu nag ñun ñoo ci war a jóg taxaw wan nit ñi ne leen ñun du ñu wan ginnaaw ku dugg ci kaso bi te ku doon xeexal Sénégal duñ ko wan ginnaaw
donc c'est très important li nga damaa bëggoon am lu am solo loo xam ne nañ ko bàyyi xel ñu wax ko mooy lan mooy déclaration bi nañ ko dugal tey bu ñu ko dugalee tey samedi incha allahu rabbi ñun ñëpp ñu ngi Diourbel coalition Le Peuple dina def conférence de presse di woo tous les activistes ñu dem pour la libération une marche pacifique pour la libération de Ndongo Diop Cheikh Gueye Fallou Gueye Moussa Gueye bu ñu paree ci loolu ñuy soog a lijjanti nag yeneen détenus yi nga xam ñoo nekk Casamance du ñu bàyyi kenn ci kaso bi du ñu bàyyi kenn ci kaso bi donc loolu mooy message bi nga xam maa ngi ko bëggoon jàllale mu nekk lu am solo loo xam lu ñor la donc maa ngi woo tous les sénégalais tous les activistes toute la jeunesse sénégalaise ci manifestation pacifique bi nga xam ne dinañ ko dugal tey te incha allah dinañu ko may samedi ñu def ko Diourbel ñu def ko pacifiquement pour la libération de Ndongo Diop Cheikh Gueye Fallou Gueye Moussa Gueye donc loolu la donc loolu moo doon message bi je crois que leer na donc bu ñu tànqal ak ay Macky Sall ak ay oto yu bees ak ay avions yu bees ak ay yàgg na def ay toj yaa nga def ay conneries Macky Sall fenkat la workat la gëmul réewam respecté wuñu faale wuñu te incha allahu rabbi xërëmam yooyu muy def ba tax mu jugaat naan day demee inauguré ay hôpital yu pareegul ak di jaar ci kaw tali yu pareegul mel ni comme du ma waroon gouverner Sénégal depuis 9 ans buñ ko déglu journaliste bu taxaw fii di ñu wax ay waxut ay télé ki rajo ko ay avion ñun loolu intéressé lu ñu intéressé mooy na ñun ñu jóg ñu fexe ba adduna bi yëpp xam ni ñëpp Sénégal yëpp comprendre ni Macky Sall bi ñu defee manifestation homosexuelle yi amul même préfet de Dakar sax ñëwul Abdou Mbow sax kenn ñëwul c'est-à-dire autorités yi nekk ci réew mi ñu jël leen takk leen suñu ndombal tànk kenn amul accès kenn ñemewul ñëw taxaw ne man ànduma ci ngóor jigéen ñemewuñ ko maanaam ñun askan wi lu ñu gëm ñun suñu homme politique yi ànduñ ci toppuñ ko taxawuñ ci léegi nag dañ taxaw temb ak fermeté ñu fexe ba képp koo xam ne am nga baat ci réew mi ñu yóbbul la nga dem signer pétition bi ñi ànd ak ñun ak ñi àndul ak ñun ñu imposer ko mooy comme ni ma ko waxee sànq donc loolu am na solo donc loolu mooy wàllu Diourbel bi loolu mooy wàllu Macky Sall bi ay booy jinne xaw ma je sais pas quoi yooyu yëpp amul njariñ daf ñuy tardeel amul njariñ kaso kenn du ko rëccee noonu ñun ñu dugg kaso xam nañ ci dara bu ñu tardeel ci yooyu ku géey rëcc ci kaso bi dem ñu koy interview ci télé bi taluñu yooyu taluñu ko lu ñu bëgg mooy ngeen jug yéen ñëpp ñu ànd libérer jeunes yi nga xam c'est des détenus ñu jug yéen ñëpp ñu ànd signaloo pétition bi ñi ma lim fii ñu dem seeti Pape Alé Niang mu signé ko ñu dem seeti Guy Marius Sagna mu signé ko seeti Ahmed Aïdara mu signé ko seeti Bougane Gueye Dany mu signé ko seeti Barthélémy Diaz mu signé ko képp ku bëgg ndombal tànk ci réew mi pour futur Sénégal ñu leen valeurs yi lii la imposé chrétien musulman ñëpp ni ñu koy wax ceddo ñëpp ñu ànd ci suñuy valeur ak suñuy éthique ak suñu ngëm-ngëm li ñu ki ñuy jiite nekk koo xam day ànd ak ñun suñu ngëm-ngëm ñu bañ a am complexe bañ a am ragal kenn ñu jàkkaarloog sénégalais yi ci bët wax leen li ñu gëm dund ko mu nekk dëgg ci ñun te ñu doxal ko loolu rek la message boo doon lancé maa ngi jéggalu di wax ni incha allah samedi ñun ñëpp ñu ngi Diourbel bi yoon moom manifestation boo xam ne dañ koy teel dinañ ko dugal te niñ koy dugalee déclaration bi dañ koy topp respecté ko ñu ànd ñun ñëpp manifester foofu le peuple incha allahu rabbi dina def conférence de presse ce jeudi là salaamaaleykum ngeen baal ma wax ci lu ci baax ngeen xam ne ci yàlla subhanahu wa taala lu fi bon ngeen xam ne ci man la siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu